ci ànd bi ak Walf TV dal leen ak jàmm ci ñaareelu pàccu l'édition du soir niñ koy defee bés bu nekk dinañ waxtaane actualité réew mi ak bu bitim réew dina ci bokk vue du net Assane Gueye lañ ci àndal tey Assane maa ngi lay nuyu. lan lañ tànn di ko waxtaane tey. tey doomu Sénégal gi la ñuy waxtaane di Felwine Sarr ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko si wàllum franc CFA mu daal di jur coow lu metti si internet bi ndaxte jàpp na ni wala wax na ni sax si ay kàddoom que ni conseil d'administration bu BCEAO bi nga xamante ne ñoom ñoo yor lu jëm si wàllum koppar googu amul doomu réewum France bu fay toog muy mbir boo xamante ne nag jur na coow lu metti ci biir internet bi. buñ ci jógee ak yow dinañ ànd ak li nga xam ne mooy seen revue de la presse en ligne en général bi ci Sénégal ak ba ca bitim réew ñu tuddee ko revue de la presse africaine suñu gan tey nag Assane Kane la moom mooy porte-parole FDS force démocratique du Sénégal Assane maa ngi lay nuyu. jërëjëf Moustapha maa ngi lay fay di nuyu Sénégal yi ñu seetaan si Walf TV. ak yow dinañ waxtaane léegi ci kanam lépp lu jëm ci actualité rawatina yokk gi ñu nemmeeku ci yenn prix yi bi ci mujj muy yokk ak prix courant nga xam ne nee nañ ci fan yi ñu jëm dinañ commencé di ko appliquer dina jëme ci juróom-benn ba ci fukk ci yoo xam ne dañ ko teg ci téeméer bu ne ci wàllum courant boobule balay booba ni ñu koy defee bés bu nekk dañuy dem ànd ak Safiatou Cissé moom moo amal tey dossier wu bés bi mbirum politique la mi ngi ko jagleen nag Sénégal ak ni muy tànnee ay njiitam ndax ñi gën ci Sénégalais yi ñoom la ñuy tànn jox leen ñu war a joxe réew mi ñu war a yore réew mi loolu la ñu bari di laaj ginnaaw bi nga xamee ne tudd nañ lu toll ni ab député ci Sénégal wax ne loxoom dafa laale ci li nga xam ne moom la tubaab tuddee faux billets Safiatou Cissé. ay njuuj njaaj bokk na si li ñu gën a nemmeeku si doxalinu ñenn si ñu ñuy jiite si jamono ji sax am si ñu ñuy tuumal wàllum trafic de faux billets lu ñu mel nag tax ab laaj taxaw samp di ana nan la ñuy tànnee ñi ñu jiite professeur Mody Niang di si andi ay leeral. warul a bett kenn ngir boo ko seetee jamono boo ko mënee sax jamono Senghor ak jamono Abdou Diouf encore léeg-léeg rek la daan doon waaye bi Abdoulaye Wade ñëwee ak kii ko wutu di Macky Sall dañuy xëy na ministre wala leen ñu woo ko ndaw jigéen góor goo xam ne gi jigéen goo xam ne xamoo fu mu jóge je dis toujours des hommes devenus de nulle part ñoo xam ne xamoo fu ñu jóge du ci seen xam-xam du ci seenu jub du ci seenu màndu li tax ñu leen di fal rek jege nañ président de la République wala bokk nañ ci partim wala bokk nañ ci coalition wala am na ku leen téyel tànk booy takkal ndomboy tànk da nga koy takkoo ku ko yeeyoo. Doudou Wade doonoon président bu groupe parlementaire libéral sa pencum ndawum réew ma moom nag di xamle ni mbirub faux billet rafetul benn yoon si deru député. li mu def laa wax ne du lu war parce que moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tëral ay yoon wax ne ñoom député yi moom Bougazile ak ay moromam ne kenn warul amul droit fay ci xaalis nii lu ëpp 100 000 yoon da koy tere moom ci boppam ñoo wax ne xaalis dañuy tere ku ci yor bu bon même boo ko foree moom ci boppam moo wax ne dañuy tere sax sénégalais yi ci seen poos ak seeni kër ñuy garder xaalis boo xam ne bi du xaalisu réew mi mën nañu denc seen kër ay milliards ci xaalisu CFA mais amuñu droit denc devise étrangère moom mi ñu ko doon tere nag moom mi nga xam ne moom moo ñu ko doon tere man ak yow bu demee ba def ko moom def na lu mu warul def ci nit rek mais par rapport surtout nag bi mu nekkee député boo xam ne bii député Sénégal la député Assemblée nationale la amul benn attekatit boo xam ne bii war na rafetu loolu. bi lépp doxalin nag kii di Mody Niang di koy ñaawlu moom tamit dem bay xamle sax ni am na yeneen i Bougazeli. Bougazeli dinaa ko ñaawlu parce que li ma la wax ne dafa mel ni dafa tëbe premier étage rek dem 100e étage da koy bett koo xam ne kii ne da nga doon simb ñu ne yaa ngi woon ci benn dispensaire di fa jaay tikke yi nu mu tuddati ñu lay fay fukki junni weer ñu xëy suba def la député nga toogal askan wi ci assemblée nationale ñu di la fay million ak juróom-benn téeméeri junni jox la oto jox la essence xam nga boo kiiw rek sa bopp da ngay voilà xamatul lu ko të waxuma la loolu yemul ci député rek ñu def ko président de commission des délégations ku xamul dara jógewul fu kenn xam président de la commission des délégations muy fayu 1,8 million bari na ci morom nag gis nga fi nu ne nii bu fekkoonte ne bi kuréel yi saytu nit ñi ni ñu yore réew mi bàyyi nañ leen ñu seeti ñëpp
bari nay Bougazelli de dégg ngeen Moustapha Cissé Lo laaj leen ko li mu wax kii tey par exemple da nga fi gis kër yoo xam ne yi R+4 R+5 kër yoo xam ni 800 millions 1 milliard boo laajee borom boo ko seetloo ba Ablaye Wade daal ñëw ci nguur gi tekkiwul woon dara li moom lépp ci fukki at la ko am na ci nguuru Macky Sall gi am na fi ñoo xam ni da nga fi gis kër yoo xam ni boo laajee la muy jar ak ko tabax yow da ngay waaru li ko waral mooy fab ñoo xam ni yelluwuñ ko di leen topp takkal ndombay tànk. ngir xeex nag yi lépp doxalin moomee moo di ñaa di sàkku rek ñu xoolaat bi lépp système ngir ñu am njiit yu seen loxo set. ñi fi nekkoon ba Mamadou Dia jógee ba tey ba ñu ko fexeelee ba jële ko fi 1962 ba nëg ni li ñu tuddee système doxalin wi rawatina nag bi Abdoulaye Wade ñëwee doxalin woowu ñu tàmmal la ñu war a buub jële ko fi buñ ko buubul jële fi ak gis nga ku laal ca nguurug Abdoulaye Wade laal ca nguurug Macky Sall waxuma sax Abdou Diouf ak Senghor parce que ñooñu tànne woon nañ waaye ku laal ci nguurug Abdoulaye Wade laal ci nguurug Macky Sall dañ la fi war a jële du ñu fi indi kenn ku defar jaarale réew mi ci yoon wi te xam ni am na lu mu kii woon ci Macky Sall wala Abdoulaye Wade amul benn wér ñooñu daal dañ leen fa war a jële ñoom la wala du ñoom lu si mënti am ñu ngi leen di tuumaal si mbuxum wala njuuj njaay loolee nag tax ba ñenn ñi di sàkku rek ñu xoolaat système bi ñu leen di tabbee ndax bi lépp système dina mën a xeex lu nu mel li si kanam raw li gët. Safiatou Cissé Assane Kane may fàttali yow yaay porte-parole FDS est-ce que d'accord nga ak ñi ne Sénégal dafa amoon benn rigueur bu amoon ci ni ñuy tànnee njiit de xëy na 1960 ba 2000 mais bi Ablaye Wade faloo jusqu'à présent dañu gis ne ku jóge ca langue rek comme ni ko Mouri ñaa waxee mën a nekk ministre wala député est-ce que même lecture bi nga ci am. effectivement je pense que loolu moom sénégalais yëpp constaté nañ ko te li koy firnde wax nañ ko mooy li xew fan yi parce que bu ñu demee bay tudd député ci ay affaire trafic de faux billets bu doon sénégalais simple sax c'est grave mais que mu concerne un député boo xam ni dañ ni mooy toogal askan wi assemblée nationale yaakaar naa loolu moom scandale mënul weesu loolu loolu dañ koy ñaawlu bu baax a baax te effectivement li koy waral aussi mooy bu ñuy dem élection législative ci anam yi ñuy tànnee la parce que dafa am scrutin national am scrutin départemental mais yow mi nga xam ne yaay chef de parti yow yaay am possibilité di tànn ay députés di leen investir sans aucun mécanisme démocratique à partir de ce moment président de la République ku ko neex lay tànn te loolu aussi moom mooy jur xëy na scandale yu mel nii. lan moo ko expliquer que Abdou Diouf ak Senghor ñoo gën a rigoureux Abdoulaye Wade ak Macky Sall wala changement ci réew mooy demee noonu que bu fi nguur jógee beneen nguur jóg ñëw forcément moo am ay njiit yu bees. waaw yaakaar naa bu amee ay njiit yu bees sénégalais yi ñu ngi sàkku changement mais changement bi ñuy séntu xëy na mooy changement boo xam ni dafay jëmale réew mi kanam parce que Abdou Diouf xëy na li mu doon yoree réew mi. am na ci lu gàkk am na ci aussi lu baax mais nag terewul bi mu fi jógee Abdoulaye Wade ñëw li nga xam ni dafa nekkoon gàkk-gàkk ci yorenu Abdou Diouf dañ ko waroon a jël teg fële xool ana yan soppite lañ mën a indi lépp lu mu doon def nag ci lu baax ñu téye ko parce que yaakaar naa état moom noonu lay doxee. Assane yaa ngi wax sànq si ni ñuy tànnee ñiy jiite maanaam muy ministres yi wala député yi moom moo am ay jafe-jafe est-ce que kon jiite réew mu jëm si wàllu député ak wàllum ministre dañ ko war a réserver benn classe. non pour man kenn mënu ko réserver benn classe ndax jàpp naa ne amul benn école boo xam ni dañ fay former. jiitu réew ministre wala député. lenn moo mën a am yow mi nga xam ne yaay tànn. muy pouvoir de nomination wala askan bi nga xam ni moom moo am darajay fal moom mooy ubbi bëtam ñi nga xam ni da leen di tànn mu fexe ba ñu nekk ñoo xam ni vraiment ñu sell lañ te ku leen yóbbu assemblée nationale yaakaar naa danañ mën a défendre askan wi ci anam yi mu gën a rafete kon est-ce que lii weesuwul Macky Sall ak nguuram waaye wàllum askan wi la ndaxte ñoom ñoo tànn Bougazelli yóbbu ko waaw yaakaar naa askan wi am na ci responsabilité mais waaye politique yi aussi am nañ ci responsabilité ndax yow kenn du la jox benn liste ne la tànnal diw dañ lay proposer rek benn liste maanaam boo voté liste bi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci biir mais am nañ possibilité nekk député ça veut dire que député bi nga xam ne xëy na ñi ngi koy tudd
nekkul Sénégalais ñoom ñoo ko choisir personnellement mais liste ba mu bokkoon moom la Sénégalais yi voteel ba tey li am. bala ñu dugg xëy na ci li nga xam ne mooy solo suñu waxtaan dëgg dafa am loo xam ne dañ koy wax si suñu classe politique bi mooy classe politique u millionnaire la ak milliardaire foo leen fekk ñi ngi séddale xaalis est-ce que pour régler ce problème définitivement Mourinho mi ngi wax il faudra changer le système politique est-ce que ñi nga xam ne ñoom lañu dénk ñuy war a gëstu ni nit ñi di amee seen xaalis waruñu jublu ci politique yi seet ku ci nekk xaalis bi ngay pasare fan la jóge mais yaakaar naa loolu lu jaadu la. tal foofu d'ailleurs lañ doon xaar le président Macky Sall parce que bi muy ñëw en 2012. ñëpp déggoon nañ ko wax dëgg yàlla wàllu gouvernance sobre et vertueuse bari woon na lool lu mu koy wax. waaye dañ jàppoon ni bu ñëwee en 2012 dana mën a indi ay réformes institutionnelles yu may ñu mën a établir ay mécanismes yoo xam ni danañ mën a contrôler affaire bu baax parce que tey li nga xam ni damay poser benn problème par exemple fonds politique yi nga xam ni. le président Macky Sall ñi ngi ko koy voteel muy ay milliards mu am possibilité di ko jox comme ko neex sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit tey loolu boo ko mayee président de la République may ko également président de l'Assemblée nationale may ko président du Haut Conseil des collectivités territoriales muy ay milliards yoo xam ni samay lempo ak say lempo la ñuy dajale voté ko jox leen ñu mën ko dépenser ci anam yu mu leen neexee boobaa aussi ay jafe-jafe lay indi. beneen mooy le financement des partis politiques. parce que tey nguur gi dafa am intérêt bañ a jublu ci wàllu financement des partis politiques. parce que moo koy may muy organiser la transhumance ñi nekk dans l'opposition mu leen mën a indi au niveau du pouvoir et cetera te yaakaar naa réforme yooyu aussi Macky Sall bu fekkoon def na ci ay efforts. xëy na problème yu bëri. danañ ko mën a saafara. loo xam ne bu ko Sénégalais yi gisul it dal na ci seen kaw ba pare muy yokk yi nga xam ne moom la ñu seetlu waxoon nañ fi carburant fan yee ñu weesu tey jii ñu ne électricité moom courant à partir du 1er décembre facture boo ci jotati bu yokkul 6% dana koy jéggi jëm 10%. lan moo war a expliquer 7 mois après réélection bu président Macky Sall njëg yi commencé mel ne luy jël ascenseur. waaw yaakaar naa Sénégal yi fan yii yëpp nekkoon nañ ci ay jafe-jafe coow lu bëri ñu naan ay trafic faux billets saisie de drogue ak li ci xew après ñu yeewu benn jour ñu ne ñu kuréel bi nga xam ni moom mooy saytu. njëgu électricité bi dogal na ni à compter du 1er décembre danañ yokk njëg yi 6 ba 10%. pour ñun dafay poser d'abord un problème d'éthique parce que élection présidentielle mayoon na candidat bu nekk. à travers la campagne électorale nga wax ak sénégalais yi bu ñu la falee lan nga war a def. amul benn sénégalais bu dégg Macky Sall durant la campagne électorale muy wax ay waxu yokku njëg. au contraire li ñu doon wax kay mooy njëg yi day yokk mu mel ni dafa am naxaate tamit jàpp naa ni bëgg yor nguur wala bëgg conserver le pouvoir warul tax ngay nax sa askan donc c'est d'abord un problème d'ordre est-ce que yenu na maanaam président Macky Sall di wut faluwaat taxaw naan sénégalais yi su ngeen ma falee itam njëgu courant dina yokk. waaw mais jafe-jafe yi état Sénégal am tey ci wàllu xaalis. observateur yëpp gisoon nañ ni avant la campagne électorale mais jafe-jafe yi mi ngi fi woon mais terewul état bi da doon supporter toujours le déficit ça veut dire que. état bi wut na ay moyens. ba supporter le déficit pendant des années pour éviter njëgu électricité bi yokku yaakaar naa même effort yi aussi bu ko defee war na mën a xeex ba jafe-jafe yi nga xam ni am na yaakaar naa kenn doo ko mën a répercuter sur la population sénégalaise. dem ngeen bay wax ni mën nañ ko dippee akub càcc maanaam loxo ci poos su askan wi moom la nguur gi def ci li mu def ci lu jëm si wàllu électricité bi mais su mënuñ jàpp ni nivellement des prix moo am ndaxte wàññi woon nañ 10%. waaw ñun dañ ko jàppee racket wax nga ko muy ak càcc parce que li am tey mooy nguur gi moo am jafe-jafe alal bëgg a jaar ci entreprise yi bëgg a jaar ci askan wi néew gi doole yi récupérer xaalis boobu ndax pendant longtemps mais état bi moo doon supporter le déficit de la Sénélec parce que entreprise nationale la comme ni mu koy defee ci yeneen entreprise nationale donc bu fekkee alal ji nga xam ni mi ngi fi yore nañ ko ci anam yu sell yaakaar naa état mën na continuer di supporter déficit boobu pour man problème mu choix la parce que président Macky Sall moo décidé jël 656 milliards def ko ci train express régional
boo xam ne weesuwul Dakar ak Diamniadio jël de 2012 à 2019 307 milliards muy 44 milliards par année plus de 3 milliards par mois jënde ko ay oto pour administration bi yenn agence yeeg yooyu mais jël ay institution ak ay agence yoo xam ni amul benn njariñ ci askan wi chaque jour nga dégg ñu naan nommé nañ ay ministre conseil yu bees ñoo xam ne ay ministre lañu woon ñu dàkk leen ci gouvernement bi recycler leen au niveau du palais kenn mënula wax nu ñu toll mais loolu lépp xaalis la donc xaalis boobu buñ ko yoroon ci anam yu baax yaakaar naa état du Sénégal parce que ñun réew boo xam ni amuñu doole lañ donc état bi mën na am possibilité utiliser ay mécanismes ba jafe-jafe yooyu nga xam ne entreprise nationale yi dañ koy am dana ko supporter. justement jafe-jafe yooyu su ma la déggee ngay wax ak milliards yi nga tudd yëpp ne moom lañ pasare dama am impression que ni Senelec amul woon choix su yokkul njëkk yi lamp yi fay. waaw yaakaar naa choix am na parce que état bi. man dama jàpp ni nous sommes un pays pauvre. état du Sénégal war na mën a continuer di fay Senelec compensation bi koy may mu continuer di fonctionner sans pour autant que njëgu courant bi di yokk ñun loolu mooy sunu gis-gis problème de priorité la parce que Senelec état au Sénégal da ko doon jox tuuti. voilà luy tax prix yi bañ a yokk. mais loolu mooy yokk loolu la état mënatul joxe. voilà parce que xam nga courant bi bu yokkoo da ngay xool li muy indi si njeexital mais entreprise yi dañuy consommer courant. ça veut dire que seen ay dépenses dafay yokk est-ce que du am ay incidences sur le plan social ak employés yi nga xam ne ñu ngi nekk ci entreprise yooyu. ménages yi nga xam ne aussi dañuy consommer électricité bu fekkee da nga ci yokk 6 à 10% mais seen pouvoir d'achat dafay wàññeeku donc boo mesurer toutes ces conséquences da ngay xam ni énergie lu stratégique la kenn du ko foye donc état war na mën a déployer tous les moyens qu'il faut ba xëy na jafe-jafe dana am ci yeneen secteur mais wàllum courant moom wax dëgg yàlla état bi am na les moyens pour fexe ba njëgu courant bi du yokk. yaa ngi wax wàllum état ak li mu war a dugal ci kër gi di togg courant di Senelec mais ak tudd nga it jafe-jafe wàllum gestion ni ñu ko yoree est-ce que kon problème bi nekkul ni ñuy gérer Senelec. waaw ni ñuy gérer Senelec c'est vrai que nag jar nañu saytu ko tamit. parce que 2012 ba léegi chaque année wax dëgg yàlla ñu ngi dégg ay milliards yu bari. yoo xam ne ñu ngi koy dugal Senelec te jafe-jafe yi wax dëgg yàlla mi ngi fi ba léegi donte coupé gi. wàññeeku na voilà ni mu demee woon en 2011 taroon lool xëy na wàññeeku na baax a baax waaye bu ñu wax électricité aussi war nañ mën a góorgóorlu ba mu àgg fépp. parce que tey ñu ngi naan yokk mais am na Sénégalais yoo xam ni fañ nekk tey amuñu électricité. donc loolu lépp aussi war nañ ko wax donc audit de la Senelec moom yaakaar naa impératif la mais bu weesoo audit boobu yëpp ñun dañu jàpp ni le seul responsable c'est l'État. est-ce que d'accord nga ak Moustapha Diakhaté mi wax ne mënatuñ continuer bu Senelec amee problème rek ñu jël ko ci gafak ak askan wi parce que nee na masse salariale u Senelec 60 milliards la par an Senelec dina employer 3000 personnes est-ce que d'accord nga ak moom bu ne nañu dóor d'abord ci côté poste waa Senelec avant ñu wax ko population bi. waaw loolu aussi quelque part mën na nekk une solution parce que Senelec également wax dëgg yàlla ni muy fonctionner dépense bëri na trop mais man dama jàpp ni. question de choix stratégique la mbiru ndox mbiru courant ñun dañu jàpp ni yu mel noonu c'est une question de souveraineté nguur gi moo ko war a yoral. cela veut dire que ni d'accord leen ci privatisation au Senelec par exemple. non ñun d'accorduñ ci ñun li ñu gis. parce que ndox mi privatisé nañ ko y a moins de problème. waaw mais xam nga ñun ay socialistes lañ. voilà ñun vraiment nous sommes de gauche. sauf que socialistes yi ñoo privatisé woon. SONES ñoo privatisé woon Senelec. waaw mais xam nga aussi parfois voilà y a des socialistes que de non. oui voilà mais ñun li ñu jàpp ni mooy ces secteurs névralgiques. état moo ko war a téyel boppam liggéey ba jafe-jafe yu ñu am aussi ñu mën ci indi ay saafara question de choix la rek. question de choix la ce qui nous pousse ñu wax si beneen jafe-jafe wala beneen problème buy scandale laa koy tuddee boo xamante ne amoon na fi muy wàllum Petrotim tey yaakaar naa moo nekkoon audition bi mujj ñu dajal bu Aliou Sall maire Guédiawaye nga xamante ne moom mooy acteur principal bi ki ñu gën a takkal en tout cas ici au Sénégal déglu nañ ko tey ban jàngat nga am ci processus bi ni mu demee. waaw yaakaar naa li ñuy njëkk a wax mooy di ko rafetlu waaye nag bu ñu xalaatee bu baax a baax dañuy fàttali ni mois de juin ci la scandale bi jugoon mois de juin ba léegi
ñuy doog a déglu ki nga xam ni jàpp nañ ni moom lañ ci cité au premier chef muy Aliou Sall te dès le départ choix bi nga xam ni justice bi da ko jëloon muy def appel à témoin ñun dañu yaakaar ni yoon boobu dafa mel ni dañ ci jaar pour mën a naxasal dossier bi ba kenn du ci waxati ndax loolu dafay tax procédure bi di gën a gudd ñaata scandale moo fi am état du Sénégal appareil d'état muy justice muy police utiliser les moyens qu'il faut def enquête ba képp ku ci takk ñun diw la ñu jàpp ko tëj ci kaso bi te coow amul bëri na fi donc bu ñu demee ba scandale bu doy nii judd fi ñu naan ñu ay appel à témoin dafay nuuru quelque part théâtre mais nag ñu am yaakaar ci ni justice bi am na encore ay magistrats yoo xam ne vraiment bëgg nañ seen réew am nañ vertu xëy na danañ mën a profiter ci situation bi ba képp ku ci takk ñu mën ko jàpp daan yi nga xam ne aussi moom la ñu war a teg ci loddam ñu teg ko ci. est-ce que bu ñu ko lié ak li ñu doon ubbee suñu waxtaan muy l'affaire Bougazelli souvent yéen da ngeen a bokkoo ci doon dénoncer impunité ne réew mi ku fare fii la neex def ku fare fële soo yëngatoo tëj ci kaso bi tey jii jàpp nañ député boo xam ne ci majorité bi la bokk ci parti au pouvoir def ci kaso bi rakku njiitu réew mi ñu takkal ko ci dara àttekat yi woo ko déglu ko est-ce que tekkiwul ne quand même impunité bi ngeen di wax souvent commencé na di jeex ci réew mi. mais impunité moo fi am justice à double vitesse parce que député boobu ngay tudd mais am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ ay complice lañ mais ñooñu anañu ña nga rëbës depuis lors député bi nga xam ne nag moom moo ànd ci pouvoir bi boobu ba léegi yéen a ngi dégg woo gendarmerie et cetera ba au dernier moment la ñuy wax ay waxu mise sous mandat de dépôt donte xëy na au départ ñi nga doon wax ay immunité parlementaire mais loo xam ne flagrant délit la yaakaar naa liñ teg les complices moom lañ ko waroon a teg bu loolu weesoo également tudd nga fi Aliou Sall mais 2012 ba léegi musul leen fi gis benn responsable de premier plan bu bokk Alliance pour la République féete ak Macky Sall ñu jàppale tëj la wala déglu la sax. xëy na dañoo deful. mais pourtant depuis loolu mais scandale yu bëri na tudd ñu fi ay malversation centre des œuvres université de Dakar POS scandale Big Togo Prodac ay milliards. mais scandale yooyu yëpp Moustapha jaar na fi. te amul benn responsable APR boo xam ni déglu nañ la sax bay waxi tëj ñi nga xam ne kay ñoom la ñuy tëj mooy ñi nga xam ne ñi nga nekk ci opposition bi boo nekkee une menace ñu jàpp la tëj la ci kaso bi mais ñi nga xam ne nag ils sont alliés du président de la République dañuy am benn mbalaanu kiirlaay boo xam ni moo leen di couvrir. ba lépp luñ mën a def aussi dara du leen ci fekk te loolu tey moom mu am Sénégal. est-ce que loolu lépp bu ko nguur gi sañee c'est pas parce que li tubaab di woowee répondant comme ni ko sportif yi di waxee moom la amul c'est-à-dire opposition boo xam ne société civile boo xam ne taxaw na taxawaay boo xam ne nguur gi xam na ne bu jëflanteeg moom ko dinañ xam fu doole féete est-ce que loolu moom manqué en fait Macky Sall di dérouler nu mu ko neexee. waaw loolu aussi Moustapha dañ la koy nangul parce que wax dëgg yàlla ñun jàppoon nañ ni Sénégal war na mën a am une forte résistance. boo xam ni organisation de la société civile ak parti de l'opposition yi dañ koy mën a teg ba xëy na li fi jaar yépp ci ay scandale ñu mën ko gérer mais gis nañ à travers aar li ñu bokk xeex yi nga xam ni commencé woon nañ ko dañu dem ba ci biir voilà ñu sentir benn démobilisation waaye nag samedi bii ñu weesu yaakaar naa aar li ñu bokk def na benn assemblée générale boo xam ni fan yii ñu jëm incha allah sénégalais yépp danañ xam ni aar li ñu bokk jugaat na dana intensifier le combat ba scandale boobu ñu leeral ko ba mu leer nañ. est-ce que li tubaab di wax essoufflé dalu leen yéen waa aar li ñu bokk. waaw xëy na ma li may leeral mooy tooguma fii en tant que porte-parole de aar. FDS laa fi teewal mais li leer ba leer mooy essoufflement moom xëy na dana dal organisation bu nekk. voilà mënuloo gis benn organisation boo xam ni da ngay tout le temps di mobiliser. ak succès léeg-léeg dana am ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu nag moom lañ saytu ci assemblée générale bi ñu jugee ba xëy na fan yii ñu ñëw sénégalais yi danañ gis ne am na beneen aar li ñu bokk bu bees boo xam ni dana ma taxaw pour affronter le pouvoir ba scandale yooyu ñu mën ko leeral. Assane Kane bu Force démocratique du Sénégal moom mooy suñu gan tey ci l'édition du soir moom la ñuy wéyal ànd léegi ak Assane Gueye ci seen rubrique Vue du Net.
Assane mu mel ne franc CFA moom coowam du jeex ci Sénégal. jeexagul Moustapha donte njiit yi nekk si diwaanu réew yi nga xamante ñoom ñooy utiliser franc CFA ñi ngi xalaat ngir indi beneen koppar bu ñu tuddee ECO waaye ba tey franc CFA ñu ngi koy waxtaanee kenn si doomu Sénégal yi di ab économiste Felwine Sarr nekk sax jàngalekat ci université bu Gaston Berger yëkkatee kàddu nag di xam le ni am na kàddu yoo xam ne da koy dégg si activistes yi ñu koy yëkkati maanaam am na doomu France boo xamante ne day teew si conseil d'administration bu BCEAO ngir xool naka la ñuy yoree lu jëm si wàllug franc CFA te dafa am li ñu naan voix délibérative kàddoom dafa am solo si conseil boobu muy mbir yoo xamante ne nag moom Felwine Sarr nee na dara lu si dëgg ay kàddu la yoo xam ne dañu koy wax xamuñ li ñuy wax teguñ ko fenn te it bi mu yëkkatee kàddu yooyu moom Felwine Sarr am na lu mu si teg sax loo xamante ni daanaka moom moo xaw a apaiser wax ji ndaxte mi ngi ne waruñu génn si franc CFA waaye dañ ciy war a génne France muy di noonu la jeexalee yooyu kàddu bi mu yëkkatee kàddu yooyu nag internautes yi ku si nekk am na noo ko jàngatee. Très bien alors Assane est-ce que en principe dañu war a créer monnaie bu bees tuddee ko ECO wala li Felwine Sarr waxte Assane Gueye répété ko léegi mooy li gën maanaam garder franc CFA ndax li mu symboliser li mu réunir mais que France génn ci accord yi comme ni mu ko waxee. effectivement ñun yaakaar naa loolu mooy suñu position parce que franc CFA xëy na am na ay acquis mais acquis yooyu aussi mën nañ ko conserver fexe ba France bi nga xam ne yoonam warul nekk ci suñu monnaie mu génn ci loxo bu ko defee ñun ñuy mën a continuer di définir suñu ay politique économique ni ñu ko bëggee conformément à nos priorités. alors ñu dem ci commentaire internet yi. Moustapha kaddu yi nga xamante ne moom la Felwine Sarr yëkkati dafa xaw a wuutu ak li nga xamante moom moo xew ci biir conseil d'administration ba ndaxte boo duggee si site BCEAO rek dañ lay bindal ni nga xamante ne noonu la conseil bi daal di taxawee te conseil bi ni mu taxawee mi ngi lay wax ni dafay am si article 80 bu conseil boobu conseil d'administration bi gouverneur bu banque centrale moo fay nekk benn membre bu gouvernement yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew yi koy yor su nekk am nga sa membre ak benn représentant état bi nga xamante ne moom moo garantir convertibilité monnaie bi te état boobu mooy France kon ça veut dire doomu France mi ngi ci mbir moomu donc muy mbir yoo xamante ne loolu nag tax internet yu bëri daal di commenter bu baax kàddu yëg Felwine Sarr yëkkati ñu tàmbali ak ki nga xamante ne bi mu commenter dafa nëbb turam moom li ko jaaxal mooy kii yan ban ci benn mbir la nekk daanaka ay fo la ko jaaxe ba moom li Felwine Sarr yëkkati ndaxte bu fekkee professeur la di yëngu si wàllu économie lii doonul loo xamante ne war na ko réer waaye tamit mu tegal ko si ni ñu daal di lay fal nommé la te bitim réew warul tax nga jéem a salfaañal li nga xamante ne moom moo nekk lu ko Macron dénk lu jëm si wàllu restitution wàllu œuvre d'art yeeg yooyu moom moo koy seetu ak beneen doomu France fi mu nekk nii muy wax ne loolu daal bu fekkee ne loolu daal moom lañ mën a tippee daal di wan dëddu sa réew gannaaw kon nag jarul ñuy nangu ay nomination yoo xamante ne ci bitim réew la jógee Junior Faye Léon moom it commenté na jëmale ko ci mbir mi mu ne nag lii ab catastrophe la bu fekkee moom moo yëkkati yile kàddu ndaxte gëmu ma ni sax dafa jum si ni France bokk na ci conseil d'administration bi waaye nag ñun ñoo war a am na foo xamante ne war nañ fa ànd ak moom si mooy kàddu yi nga xamante ne jot na ko yëkkati beneen li nga xamante ne moom mooy gën a urgent si fi ñu toll nii moom mooy ñu teewal suñu bopp suñu koppar li nga xamante ne kan doon wax léegi Bassirou Diarra moom mi nekk ko kaddu franc CFA rek woote tur boobu rek dafa doon loo xamante ne dañuy yóbbuwaat ci colonisation doon na nag loo xamante ni dina doy waar loolu ndaxte li ma jàpp rek moom mooy dañoo war a jëlee lépp loo xamante ni daf ñuy fàttali colonisation ni ñu téewee woon ñu daal di koy dindi teg loo xamante ne mooy ñun li ñu moom beneen internaute commenté jëmale ko ci mbir bi ne ko CFA suñu mbir la suñu moomeel la moom Bara Diouf la tudd France bokkul ci conseil d'administration bi ECO doon na boo xamante ni lu yoon la lu ñu rafetlu la waaye nag dafay yéex si li nga xamante ni moom la ñu koy daal di amalee. ñu daal di jeexal Moustapha ak ki nga xamante ni moom mooy Anne Chéri Lola mi ngi ne nag dafa doy waar loolu si ñenn ñi ñuy dippee ay intellectuels si réewum Sénégal ñuy yëkkati yenn kàddu yi ndaxte bu fekkee ne ñoom la ñuy xaar ak yaakaar si ñoom la ñuy am yaakaar ñu am kàddu yoo xamante ni boo ko déggee jàpp ne ñii dañuy jàppal tànk ñu nekk bitim réew ñun dañuy war nañ xoolaat suñu bopp tey jii nag kii di Felwine bett na ma lool. cant ngërëm ñeel na ko moom Assane Gueye ci Vue du Net mbokk yi li mujj ci seen édition du soir bi ñu jagleel kàllaamay wolof la revue de la presse en ligne ñu ci ànd ak Aïcha Diakhaté.
Seneweb la ñuy ubbi ëttu yéenekaay denduk Afrique yi ak waa ONG Jamra kàddu ñu fa xëy fësal di ab publication gu yees koo xam ne biral nañu ab échantillon bu liste d'association yu homosexuels ci réew mi ak ay lesbiennes mooy liste ba nga xam ne ni àddu woon na ne bu ëttul dinañ ko daal di fësal ngir àddu ne fii ci réew mi am na ay association yoo xam ne am nañu récépissé te ñu ay góor jigéen ak i lesbiennes mooy xam ne nag récépissé yooyu ñu leen ko njukkalee du ñenn ñu dul waa ministère de l'intérieur mooy xam ne sax lim gi mën nañ ci nemmeeku association gi ñu dippee Aide Sénégal Prudence wala sax Espoir Hop yooyu yëpp daanaka ay turi association góor jigéen ak lesbienne la te ñu nekk fii ci réew Sénégal li des yëpp ñu ko fësal ci site gile. nettali.com ñi ma tey maa lay nettali kàddu yi nga xam ne maître Sall yëkkati na ko teg ko ci ndoddi Abdoulaye Wade mi taxaw teem ngir dëggal boppam ci xeex gi nga xam ne door nañu ko ab entretien la boo xam ne fësal nañu ko daanaka ci réseaux sociaux yëpp di fësal ne El Hadji Amadou Sall moom yëkkati na ay kàddu dëggam njukkalee ko ki jiite parti démocratique sénégalais yi Abdoulaye Wade gannaaw ab note bi nga xam ne moom secrétaire général bi daan na koy fësal Abdoulaye Wade xam le ne démission wu Oumar Sarr dara wundu ko lu mooy Oumar Sarr dafa daal di créer beneen parti ci biir parti di ko suqali soppi ànd suqali soppi googu nag moo tax ñu daal di koy jëlee ci parti gi moom mi fa nekkoon numéro 2 bu parti démocratique sénégalais ak lu ca mën a am moom mi lee di maître Amadou Sall daal dinaa yëkkati ay kàddu yu dëggam daal di koy njukkalee kilee di Abdoulaye Wade ne itamit xeex bi dañu koy door te fu mu yam daal di neex. agal karangeem tax njiitu réew bu république démocratique du Congo di Félix Tshisekedi daal di nag dajale ay jegeñaaleem ngir ñu gën a mën a sóobu ci langum politique gi Jeune Afrique mi di kii ni mel addune njiitu réew bu Congo dafa daal di engagé fi mu ne ab xeex bu xóot jëmale ko digganteem ak ñi fi toogal Joseph Kabila ci ay instance de décision yu bëri ci république démocratique du Congo ne loolu rek moom mooy tax mu daal di jël tegaat loxoom service yi nga xam ne ay jegeñaale Joseph Kabila dañu ko diriger saa si ñuy àddoo ngeen di teewlu ci wàllu politique ni baaxu dara ci moom. Sow bu république démocratique du Congo fa la ñuy deseen yi ab bëccëgu tàng jër moom moo fa daal di am fitna juddu fa ci ay xeex yoo xamante ni faat na ay doomi aadama guddip dimanche jàpp altine ñoo xamante ne ni dañoo dëkkee ci ay bâtiment ñoom ñoo daal di songo jàppante yu metti RFI Afrique di ci dikkaat. ci beneen wàll ñu àddu ci wàllu politique dem ca diwaanu Algérie foofulee campagne électorale bi ñu nga ca dëgg waaye lañ ci mën a jàpp ni mooy candidat yi dëggal seen bopp yëpp ne dañoo bokk ci jongante yi yemook fukki fan ak ñaar ci weeru décembre kenn taxaw gut ngir wane ne moom mile war na mën a doon njiitu réew bu Algérie ci seen wàllu communication wala amateurisme bi ñuy doxal ba ci ni ñuy taxawee li nga xam ne moo di fasal seenu bopp si nënd dara leeragu ci dafa mel ni sax ay gaynde yu ragal àll bi lenu noonu ne la ko xëccilee àddoo di El Watan